les milliardaires nañu njëkk xalaat. multimilliardaire voilà. tey nag multimilliardaire. tey moom laa nar a waxtaanee incha allah le multimilliardaire mais au delà de milliardaire boobu mu doon am na yu bari yoo xamante ni itam bëgg naa ñu bokk ko téléspectateurs yi xam ko. ci mu doon def ak yeneen ci kanam lay doon. incha allah wala léegi nii dañuy enchaîner nii. ay milliards nga tudd waxal rek. tudd nga lu neex waaye. ndax doo den naa lu neex ci suba teel bi nii doo économiste di wax waxi milliards kay. waaw xam nga yooyu moom dafa am solo moo tax tey daal moom dama kontaan ndax bu ñuy wax ci affaire koppar moom day neex daal surtout suba si mu doon. alors demoon nañ nag ci ki nga xamante ni moom moo di Mansour Gueye bind livre ci moom. cérémonie dédicace bi mu ngi ko amaloon sax fan yee ñu weesu. mu nekk nit koo xamante ne dafa def ay recherche yu bari ci kooku di Djily Mbaye bindoon livre lu toll ak 200 et quelques pages ñu demoon nag pour partager ak moom li nga xamante ni moom la jot a bind ci boobu la téere. demoon nañ mu tënkal ñu tuuti ci portrait dañuy dem cette année élément bi daal di dellu siwaat ci ci plateau bi ngir mën a gën a faram-fàccee mbir yi. El Hadj Djily Mbaye comme ni ko ñëpp xamee mi ngi juddoo Louga muy dans la partie nord du Sénégal officiellement mi ngi judd le 27 octobre 1926 bien que am na version yu bëri par rapport ak date de naissance am ndax xam nga am na ñuy yéex a déclaré am na ñu wax 27 am ñu wax 28 mais li nekk ci état civil am nekk ci ay këyitam mooy 27 octobre 1926. mu nekk doomu wàllu yu benn sëriñ bu mag ci Louga ñu koy wax maam Cheikh Ahmadou Kabir nekkoon koo xam ni nitu yàlla boo xam ni bu ñëpp respecté la mu formé ñu bëri ba pare am ay taalibe yu bëri ci Louga yaayam ñu koy wax Xari Samba Touré nekk aussi surtout Madamel Fatma Dieye boo ñëwee Njàmbur ñu bëri xam nañ ko ci histoire Kër Momar Sarr fii mu nekk moom moo prédiroon fleuve boobu fa jaar. mais aussi mu am tamit descendance royale parce que tamit boo xool ci côté yaayam aussi Lat Joor dafay nekk maamam environnement boobu mu juddoo nag ci sëriñ googu mu juddoo moo tax vraiment mu am éducation bu baax éducation de base boo xam ni papaam moo ko yar ko ci diine vraiment yar ko ci jom yar ko ci valeur yi nga xam ni mooy tax nit mën a nekk ku société bi di jariñoo. en 1939 da koy yóbbu Kokki pour mu jàngi alxuraan daara Kokki boobu ngay dégg première promotion bi El Hadj Djily Mbaye ci la bokk mooy première promotion bi nga xam ni ñoom ñoo njëkk a jàng Kokki ci góor gi sëñ Ahmad Saxir Lo bi ñu créé daara bi ndax ki créé daara bi papa ji El Hadj Djily Mbaye moo ko jox ndigal mu dem Kokki créé fa daara bi papaam nag boole koog nag Baye Djily ak ku ñuy wax Serigne Sambay ku ñëpp xam ñoo nekk première promotion. école de Kokki mu jàng fa ba wàcc fa alxuraan foofu nag ñàmbaaram fa la gën a feeñee ndax xale yi mu nekkaloon daan leen dimbali daan na xëy suba di leen jàppale te lu mu daan am da ko daan partagé loolu tax moo taxoon mu am confiance su sëriñam sëñ Amar Saxir Lo ba mu ñaanal ko mais bi mu fa nekkee nag comme da daan yenn saa di jaayantu comme ça heure yi nga xam ne élèves yi duñ jàng muy mercredi ak jeudi muy jaay ginaar parfois comme ça buñ ko mayee ginaar mu jaay ko di ko indi Louga mu dem nag ba am guuwu nag commerce. bi mu ko amee nag bi mu wàccee alxuraan nag la jóge Kokki ñëwaat ci Louga ci papaam commencé di jaay yi papaam yëg ko ni ko nag sa jaay bii ngay jaay est-ce que doo ko bàyyi mu ni ko nag papa dama koy def rek ngir dimbali nit ñi ndax kenn ku nekk yaa ngi may yaakaare dara te ëllëg bu ma meloon neneen dañ naan doomu sëriñ maam Cheikh Mbaye baa nga ne foofu la ko papaam joxe ndigal ni ko jox naa la ndigal nga jaay te da nga ci sant yàlla balaa yàgg loolu nag moo ko topp bi papaam génnee àdduna mu continuer avant papam di génn àdduna sax ci la dem dëkk bu ñuy wax Kaolack fekk fa ay mbokkam dem Fatick jóge fa dem Mbacké jóge fa dem Diourbel dëkk yooyu yëpp nag yi mu nekkoon di ambulant yi aussi mu nekk ci maison de commerce yi di perfectionné wu fi territoire bi mu njëkk a génn à l'étranger muy Guinée bi mu fa demee commencé jaay ànd ak ay xaritam ku ñuy wax Alaaji Mas Samb ak ñeneen ñu nekkoon ay Sénégalais yu ñëw foofu di daan seen doole Baye Djily foofu la nekk di jaay di dimbali ay waajuram mais njaay mi taxuloon mu demee noonu mais foofu dafa am lu am solo lu am ci dund El Hadj Djily mooy en Guinée dans les années 50 début 60 dafa def benn claustration spirituelle muy benn xalwa li ñuy wax xalwa dugg xalwa dafa toog ñetti at yoo xam ni deful commerce deful dara dafa ni bàyyi naa njaay mi dugg di jaamu yàlla guddi gi muy jaamu yàlla ba fajar
bu xëyee suba nelaw ñi mu nekkaloon sax dañoo jàppoon ni moom kii daal sànku na ndax mu ñu xëyee suba dañ koy fekk muy nelaw fekk moom guddi gi yëpp mi ngi jaamu yàlla pendant 3 ans 3 ans yoo xam ni moom ci boppam wax na ni jàng na ci 1500 kaamil maanaam téere alxuraan bi liir na ko 1500 fois nga xam ni kon loolu bëri na mooy junni ak juróomi téeméer lim jàng ci turu yàlla kenn xamul nu mu toll. bi mu génnee nag vraiment ci xelwa boobu ci la wax ni moom ñàkkam jeex na bien que ñàkkul woon lool mais foofu nag la commencé di am ay relation ak chef d'état yi commencé nag ay affaire am di gën a prospère dañ koy tënk rek mais ci biir collaboration spirituelle boobu def na fa ay kéemaan yu bëri Guinée. noonu la commencé nag am ay relation Sékou Touré am relation surtout ak Houphouët-Boigny relation yu étroite basée vraiment sur la confiance parce que dañ ko joxoon alaaj ji li la yàlla binde woon noo xam ni boo gisee da nga koy bëgg dafa amoon benn caractère bu avenant boo gisee rek yow ci sa da nga koy bëgg ci saa si ba pare mu amoon benn beauté intérieure mais aussi beauté extérieure. alors ñu koy jaajëfal moom le Massour ci portrait bi nga xamante ne jot nañu koo tënkal ci El Hadji Djily Mbaye alors Nabou ma bëggoon a taxaw rek ci benn fànn parce que moom tënk na ko ci ay début waaye li tax Djily Mbaye nekk milliardaire dafa am jaar-jaar jaar-jaar boobu nag ci laa bëgg dellu siwaat ndax mi ngi wax ci biir kàddoom mooy relation yi nga xamante ne amoon na ko ak chef d'état yi mu bokk ci nag Houphouët-Boigny mu nekk nit koo xamante ne da ko jege woon alors li andi seen xamante bëgg naa ñu taxaw foofu tuuti parce que moom dafa nekkoon Djily Mbaye da daan defar ay pièces yoo xamante ni comme genre juróom 25 francs yi en or mu ci doon def ay effigie wu chef d'état yi ak ay borom yi xam-xam moom loolu da ko daan def léegi nag ci jamono yooyu noonu am na ku ñu doon wax André Guilabert moom nekkoon maire Saint-Louis bu ñu fàttalikoo Houphouët-Boigny dafa amoon ay verres yoo xamante ne dafa yàqu woon ci ay jamonoom mu nekkoon nag urgence ñu waroon ko defar moom André moo ko booleeg ki nga xamante ni moom moo di Djily Mbaye ndax bi mu ko gisee da ko ne yii verre ma gis kii di Djily Mbaye rek moo la ko mën a defaral alors loolu moo andi seen contact moom ak Djily Mbaye ba mu ko defaralee nag kii am ci mbégte bu baax a baax Houphouët-Boigny ci loolu ci la Djily Mbaye daal di fexe def nu mu demee fële ne ci Côte d'Ivoire ba fexe ba gisante ki nga xamante ni moom moo di offert ci boppam bi mu demee nag ba gisanteeg moom relation daal di dox seen diggante mu daal di koy àbb pour mu lebal ko 1 million. moom Djily Mbaye ci jamono yooyu mu daal di koy wax pour mu lebal ko 1 million bi mu ko waxee nag comme relation commencé woon na dugg ba noppi mu daal di koy wax ne ko lan la koy defaree lan la koy doyee daal léegi moom Djily daal di koy wax ne ko ni daal di koy won pièce 25 yooyu nga xamante ni da ko daan defaree en or voilà di ci def effigie wu chef d'état yi daal di koy won benn boo xam nataalam la ci defoon alors bi mu ko wonee il était émerveillé ci talent bi nga xamante ni moom la Djily Mbaye am loolu waral mu ne ko dinaa la jox 1 million woo fondé de pouvoir am mu daal di koy lebal yooyu li 1 million mais li ci gën a surprenant li andi relation de confiance bi ci diggante mook offert maanaam moom bi mu demee ba liggéeyi yàlla dogal en moins d'une année mu daal di dellu siwaat bi mu dellu see daal di koy jox 1 million tegal ko ci yeneen ni 50 000 xam nga tey jii ki la leb yaa ngi xalaat sax ndax dana dellu siwaat ak xaalis bi waaye moom da koo jox 1 million yooyu daal ci yeneen 50 000 voilà léegi fondé de pouvoir bi loolu nekkoon loo xamante ne da koo émerveillé woon mu daal di koy wax offert ne ko ni ayca mi ngay def nii man mi ngi may réer voilà alors daal di koy wax ne ko ni ki nga lebaloon xaalis daal di ne lay fay ba tegal la ci yeneen ni 50 000 offert daal di koy woo parce que loolu noonu nekkoon na loo xamante ni yéemoon na ko lool le fait que mu lebaloon ko mu fay ko ba daal di ko ciy dolleel bi mu ko woowee mu ne ko xaalis bi nga ma lebaloon dama ci am bénéfice bi ma ci def te je trouvais que c'est normal bénéfice boobu ma ci def ma daal di koy bokk ak yow. loolu moo intérêt wu 50 000. voilà daal di teg intérêt wu 50 000 xam nga loolu noonu mën naa andi confiance bu ne ci diggante nit yi nga xamante ne sekk nga ak moom mbirum xaalis. alors ci loolu nag. ci la ko offert ne ko dama lay may cadeau daal di koy jox benn maletu xaalis mais moom bi mu ko joxee ci jamono jooju xam naa ne bu doon ñun rek ñu daal di jël mallette bi mais moom voilà bi mu ko joxee li ci gën a doy waar mooy da ko ni man kenn du ma may li ma liggéey nañ may jox mu ne ko pour vous faire plaisir dinaa ci jël 10 000 francs
léegi nag ba tey xam nga loolu da lay yéem ci nit loolu da lay yéem ci nit da lay yéem ci nit surtout ci jamono jooju alors offert nag loolu marqué ko ne ko léegi danga may wax lan nga bëgg ma defal la ko temps yooyu noonu café bi amoon ak cacao bi mu ne ko ci loolu laa bëggoon temps yooyu miracle bi mënoon nañ wax ci la nekkoon ñu demoon nag ba affaire bi commencé woon am sax déclin mais ñu ngi wax ci jaamu yàlla gi nga xamante ni moom la El Hadji Djily Mbaye doon def fële na la ci Guinée yàlla dogal bi mu ci tegee loxo yàlla def ci barke ci yàlla defee barke nag loolu moo andi tey jii mu daal di am benn prospérité café boobu noonu dem ba mu jënd sax immeuble building des allumettes bi ñuy dégg bi voilà loolu moo andi tey mën naa wax ne xaalisam ak yenn ci ay koppar yu bari ñuy dégg mu am ko loolu moo ko andi loolu rek tënk la woon rek juste pour wax ne milliardam yi nga xamante ne excusez-moi moom nañuy dégg ñu koy wax ci procédure boobu noonu ci la jóge mais nag beneen point bëgg naa ñu wax ko balaa ñu fee jóge ndax portrait nañ wax te man loolu daf ma soxal muy générosité wu El Hadji Djily Mbaye loolu mënuñu cee bañ a wax te loolu def nañ ci benn élément Mansour mi tënkal nañu ci yenn anecdote yi nga xamante ne El Hadji Djily Mbaye sikk na ko nit ñi bëggoon naa ñu dem seetaani élément boobu daal di dellu si waat vite fait. waaw anecdote bi mu la njëkk a jox un de ses proches amis muy ku ñuy wax El Hadji Fallou Lo nee na Djily booba yoragul lu bëri mi ngi nekk Dakar yor benn oto bu ndaw ñëw Louga war a ñibbi nag ànd ak ku ñuy wax sëñ ñoom reloo moom tamit xaritam la mu ñëw ci benn supérette comme koor la mu ni bala moo jógee Louga comme yor dog da leen di fekk ci yoon bi nañ jënd tàndarma mu dugg ci supérette bi fekk ñëpp di jënd mu fayal ñëpp ñu génn mu ni benn xaritam soo ma alool 3000 ma njibbi du ma dem ndax sama xaalis jeex na te loolu avant muy am la bi mu amee nag loolu rek dafa gën a yokk ndax danaan wax moom nit bu ñëwee di ko laaj du xool jullit la du xool chrétien la du xool tijaan la du xool murit la moom l'humain lay xool mu wax gardien bi ni leen ab xaj sax bu ñëwoon fii yëngal geenam ni Djily Mbaye laa soxla na ngeen ma ko na ngeen ma ko indil moo tax li ñuy wax kenn mus ko wax soxla même bu deful lépp dina am lu mu ca def ci domaine yu bëri nag dina la joxaat benn anecdote benn xaritam la àndal ku ñuy wax El Hadji Kader Gaye jaar Kennedy Colobane di dem bureau building des allumettes romb benn waay bu ñu saisir këram huissier yaa ngi taxaw di ko génnee mu gis affaire bi scène bi jaaxal ko mu ni kim àndal laajteel ma lu xew bi mu ñëwee ñu ne ko kii kat commerçant la bu leboon banque ñuy génnee ko këram pour mu abale mu ni ko nañ dem bureau ba fekk boobu yorul xaalis bi ñu demee bureau ba mu yónni Kader ni ko demal laajte lu kër gi di jar nga jëndal ko te loolu c'est une histoire vraie mu jëndal ko bi mu ñëwee Kader ñëw tamit ba pare Kader moo ko nettali de nee na ñëwaat ci Djily di ko rendre compte ni ko jënd naa kër gi mais waajooju xam naa ko de kooku ab trian la de di ko tooñ daal mu ni ko trian du am benn problème rek joxaat ko 200000 ni ko demal jox ko nga xam ni kon moom doo woon xool nit ki waaw dafa doon wax naan mandikat sax bu la ñaanee nga ni da koy mandé ëllëg dana xiif nga defe ni da koy mandé bu deewee yaa ko rey. bu deewee yaa ko rey. loolu nekk ay kéemaan yoo xamante ni nekkoon na ci góor si ñuy waxtaanee tey yeneen ak yeneen yoo xamante ne def na ko loolu générosité benn pàcc la rek. bokk na ci lycée Tambacounda bu Mame Cheikh Mbaye moom moo ko fa defar ak lycée bi nga xamante ne moom moo nekk Louga parce que moom dafa nekk nit ko xamante ne dafa fonkoon éducation ndax même ba ci dédicace de livre bi maa ngi fekkee témoignage bi professeur Iba Der Thiam di def ci moom di wax ne amoon na jamono yi nga xamante ni ba mu nekkee woon ministre de l'éducation mu nekkoon ci ay tolof amoon ay problème mu table banc ba élèves yi naroon cee grève loolu le moom moo ko régleel daal di jënd ay table banc yu bari yoo xamante ne jagleel na ko yooyu école ak jàkk yi mu tabax ak nit yu bari yi nga xamante ne tey defar na leen mën naa ko woowee noonu ci yéeneem nee woon nañ ne sax ci benn mbokkam mi ngi koy expliquer nee na yéene wu El Hadji Djily Mbaye romboon na sax ba ci wax naan day jënd Senelec ak Sones pour kenn bañ a fayati ndox kenn bañ a fayati courant loolu ne tënk na générosité bi nga xamante ne nit kooku le amoon na ko buñ doon wax ci moom duñ fi jógee waaye loolu le rek nañ andi